télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi lu ci gën a fës bokk na ci lakk ga amoon ci résidence Palmarin ga ca diwaanu Mbour ki doon gérer barab boobee ma nga ca loxo yoon kañ la ñu koy àttee xamaguñu ko leneen lu ñu xam moo di lu jege ñaar fukki gérant xeeti villa yu ni mel fare ci diwaanu Mbour ak lu tekk tey ji woolu nañ leen ca commissariat spécial tourisme bu Saly li tax moo di anam ya ñuy liggéeye moo tegewul ci yoon. location bi ak njëggeek ni mu seere ba léegi askanu Sénégal wéy di ko jooy ci seen gis-gis nguur gi deful dara ngir jéem leen cee xettali ñeneen ñu joxar bi baaraam tuma ñoo di bailleur yi seeral lu jaas bi boole ceekit di laaj ñeenti weer am ci ñoo xam ne dañuy dem banaan sax duma luye ku dëkk ci réew mi étranger lay luye loolee lépp ñi ngi koy ñaawlu ak di ko jébaane. confédération syndicat autonome di CSA nee nañu fanweeri fan ci weeru sàttumbar daañu wàcc ci mbedd yi amal ab doxub ñaxtu tey jii bi ñuy janook taskatu xabaar yi lañ ko xamle la ñuy ñaxtoo ko xultu moo di dund gi ak ni mu doyee waar liggéeykat yi nga xam ne ñu ci bari kon seenub liggéey dafa gën a yéeme ci jamonoy coronavirus gi ay matuwaay ak pexe la ñu ci bëgg bëccëgu tey gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar ni ñu koy màggalee ci àdduna bi yépp journée mondiale de la paix bëccëg la gu ñu jagleel jàmm daañu dikk ak yéen ci ay kàddu yi seede ki waxtaan ak sottante xalaat bàyyi ko ci kilifa ci réew mi jëm ci jàmm ak solo si mu am daañu demit fële ci diwaanu Kolda foofee jigéen ña fa màggal nañu journée internationale de la paix sàkku ci ñi séq fitnay Casamance yi ñu toog waxtaane ko ngir jàmm mën a dellu si kon ci boobile diwaan mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxelu ñu faram fàcceel leen ko. résidence Palmarin nekk ci diwaanu Mbour ak jéyee jafa amoon bu yàggul dégg lakk gu fa am ba benn waay soxnaam ak seen jenn doom ju toll ci benn at faatu woon ca ki nga xamante ne ji mooy gérant boobile résidence kon ma nga ca loxoy yoon kañ la ñu ko yàttee xamaguñu ko leneen lu ñu xam ñeeli xibaar jëm jóge kon ci diwaanu Mbour mooy xeeti résidence yu ni mel am na ca seeni borom lu toll ci ñaar fukk ak lu teg yoo xam ne tey ji convoqué nañu leen ca commissariat spécial du tourisme li tax moo di dañoo tegewul ci yoon maanaam nekkuñu en règle moo tax ñu woolu leen Abdourahmane Diallo ci ay leeral. ginnaaw ab garde à vue ci ay fan gérant hôtel la résidence La Palmarin daal nañ ko tëj kaso muy xaarandi rek ñu koy àtte dossier bi nag tribunal grande instance bu Mbour moo ko yor luñ koy joxoñ baaramu tuuma mooy faat nit te teyoo ko waaye tamit teg ay bakkanu nit ci xottu gerte enquête yu njëkk yi nag dafa xamle ni làkk googu court circuit la te sax villa bi kër gi dafa amoon problème mu courant problème boobu gérant bi dëggal na ko moom mi nga xam ni sax dafa wax ni woon na électricien ngir mu saafara li ni mel ci fàttali làkk googu taxoon na ba ñetti nit daal ci ñàkk seeni bakkan jëkkër ak jabar ak seeni doom bu am benn at mbir moomu sax a tax ministère bu tourisme daal di wàcc ci Petite Côte bi xool résidence yi ak villa yi ba xam norme sécuritaire yi ak am nañu kayit buy wone ni dañu war a def luwaas am déet ci loolu sax daal nañu teg loxo lu toll ak ñaari fukki nit ñooñu sax dañ leen jox ab convocation ngir ñu mën a wuyu ji commissariat spécial bu tourisme bi tey jii nag ci mardi bi lañ leen di commencé déglu. lu jaas bi ci réew mi njëggeek ni mu seere askanu Sénégal di ko joytu ak di ko ñaawlu joxar bi baaraam tuuma nag ñii di borom kër yi ndax nee nañu dañuy yokk njëgu lu yaas bi di la laaj ñeenti weer lu yaas bu tàmbalee juróom fukki junni jàpp million ci kër te it nee nañu dañuy léeg-léeg étranger yi la ñuy luye ñu gis ne nag askan waa ngi dund coono location te nguur gi jéemu ci dara ngir xettali leen loole moo gën a yokk coono bi ñu ànd ci ak Mamadou Fall. téléphone bi ci nopp bi moom agent immobilier bi mënta noppalu li muy def mooy wëral ay clientam lii di appartement Point E Fass Colobane Sacré-Cœur ak lu ko wër appartement yi ñu ngi leen di joxe ci seen niveau de standing waaye nangu na ni cher na. am na entre 200 250 300 ba 400 ba 500 appartement yi selon kenn ku ci nekk sa poche ak yaatuwaay ba nga bëgg. bu weesoo ñeenti weer yu ñuy laaj avance te bailleurs yi di def li ni mel ñenn ñi sax ñoom dem nañ ba bëggatuñu louer sénégalais. am na agence yoo xam ne dañuy laajte 3 am ñoo xam ne dañuy laajte 4. am na ay bailleurs yoo xamante ni ñoom dañuy bëgg étranger bëgguñu sénégalais yi loolu gis nañ ko fi du lu ñuy nëbb ñun ñëpp dañuy louer léeg-léeg sax da ngay ànd ak client mu nekk. un homme wala par exemple quelqu'un koo xamante ni il a une fonction boo xam ne mën na répertorier lenn mu ñëw ànd ak yow nekk client wala un directeur bëgg benn villa nga taxaw ñun la non du ma loué sénégalais étranger lañ koy jox. cherté loyer bi ñenn ñi jàpp ni autorités yi ñoo ko waral ndaxte ñu ne amul benn loi gu dëgër bu kon yoonal boobule secteur. état bi dafa seetaan askan bi parce que bu ñu defoon surface cotisée rek na Gueule Tapée Médina Fass temps la. néeg 2 mètres wala 3 mètres temps la carrelé
na parcelle temps la kon coow dootu amati bu ñu ko wootee ensemble kenn du ñu nga yokkul location maanaam ñoom loi bi ñu woote loi à la forme la nii rek waaye amul njëriñ. lu waral nag dëggantaan yokku ci wàllu loyer gi. appartement yi tam selon les zones yu mu nekkee noonu la ko agence yi di demee di gérer. point 1 moom les appartements soudés ay 3 chambres salon grand standing maximum 600 750 yi day daan. njëgul waaye mu ngay wéy di yokku fi ci Sénégal am ab appartement ci yenn quartier yu capital bi di Ndakaaru faaw nga génnee gën caa yées ci lu tolloog 250 000 francs CFA monte appartement yoo xamante ni dañuy xat di gis-gisu yenn ci citoyens sénégalais yi. CSA confédération des syndicats autonomes kuréel la gu jaboote ay syndicat ci réew mi nee nañu daañu amal ab doxum ñaxtu fanweeri fan ci weeru sàttumbar ñaxtu yàqultu ya nag li ko sabab moo di dund gi ak ni njëg gi yokkee waaye liggéeykat yeeg seenub liggéey ni mu doyee waar ñu bari ci ñoom dund fitna ci woppi Covid 19 ji loolee mooy li leen metti tey ji lañu ko xam ne ci jano bopp seqoon nañu ko ak taskatu xibaar yi Fat Bintou Konté. Confédération des syndicats autonomes du Sénégal CSA dafa fas yéene nag génn ci mbedd mi ci 30 septembre bi ñuy dëppmal ngir rek nag li nga xam ne moom mooy sauvegarde pouvoir d'achat ak liggéey bi ci Sénégal. malgré pandémie bi malgré effort yi ñuy wax ñun li ñu gis mooy war nañ dajaloo saytu loolu yëpp secteurs yi ñu cité yëpp ñu dajaloo le 30 septembre à partir de 16h ñu marche. fudd tànk yi mais saytu slogan yi wax état du Sénégal ne fii ak fii lañ yaakaar ne foofu la ñu war a dem pour que ñu yombal population bi seen dund. moom centrale syndicale boobee nga xam ne dafa daje woon ak taskatu xibaar yi tey jilee ma ngay ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne liggéeykat yi ña ngi koy jànkonteel ci période Covid 19 bii la. gën a na sax ci wàllu mbas mi période mbas mi mooy hôtellerie restauration transport aérien. parce que dafa nekk secteur yoo xam ne dañ leen a tëjoon carrément liggéeyatuñ donc nit ñi toog seen kër donc fay ñu leen ñi ci jot a fay ñu leen doon fay 50% te loolu presque ñetti weer rek la woon donc loolu nekk jafe-jafe bu bees boo xam ne dañ ko remarqué ci liggéeykat yi. ci nag li nga xam ne moom moo di yokkum njëg yi nga xam ne jamono ji askan waa ngi koy dund Ilimane Diouf ak i naataangoom nee nañu nguur gi bu ñu sañoon mu surveiller bu baax li nga xam ne moom moo di prix yi ci marché bi. li ci waroon a njëkk mooy prix yooyu bu ñu koy administrer ñan ñooy contrôler ndax dinañ ko appliquer duñ ko appliquer sur le terrain. ñoom waa CSA nag di réclamer li nga xam ne moom mooy audit lii di grand projet de l'État yi la tel que TER bi wala BRT wala 100 000 logements yi la ndax ñoom dañoo jàpp ne njëg gi ak délai yi gouvernement bi ba léegi maîtriser wu ko. coalition fédération générale syndicat travailleurs yu Sénégal A ak B daje nañu ak jëwriñ gu ñu dénk wàllum xëy di ministre du travail Samba Sy lañ ci doon waxtaane moo di élection représentativité syndicale yi élection syndicale yi ñu dëtmal ñu defub xayma xam syndicat bu ca nekk la muy peese fàttali na élection yi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2022 ci lañ ko war a amal kii di Sidya Ndiaye di xamle ni ñoom daañu sol seenu dàll dugg dëkk bi dem ci entreprise yi ngir waxtaan ak liggéeykat ya fa nekk Sidya Ndiaye ñu déglu ko Fat Bintou Konté. muy coalition FGTS moo fi ñëwoon tey di gis ministre du travail Samba Sy di ko soumettre un certain nombre de réclamations pour que mu xool naka la ñuy def pour que véritablement dialogue social bi mën a perdurer dans le pays. alors jox nañ ko ay poñ posé nañ ko ci table bi question élection yi passé 2017 ba léegi benn évaluation amul évaluation moo ñuy permettre ñu xam lan moo dox ak lan moo doxul. voilà léegi nañ créer commission électorale bu bees. parce que commission électorale moom foofu la centrale yëpp ñu bëgg a bokk ci jongante bi ñoom fa la ñuy ñëw désigner seen représentant seen ndaw pour ñuy mën a saytu processus électoral bi naka lay dérouler. programme bi ñu teg jëm ci dooleel wàllu kaaraange ci kaw tali bi mu di Pagotrans tey jii xëy nañu ko lancé fa la ñu jàngee ci xibaar ne lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay milliards mooy koppar yi ñu dugal ci wàllu sécurité routière fii ci réewum Sénégal li ñu jublu ci boobile programme nag moo di ñeenti mbir bokk na ci fexe daal ba lii di surcharge à l'essieu jóge fi sécurité routière naka noonu wàllu pollution ak yu ni mel ndajem siiwtaange mi di lancement bi tey jii la woon doonoon ci teewaayu Habib Faye Diafara Ba. Pagotrans door na Sénégal def li ni mel di ab programme goo xamante nit ñeel na ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di jiite ci li ñeel wàllum secteur dem beeg dikk bi lépp ngir xeex lii de accident yi ak tali yay gaaw di yàqu rawatina itam li ñu duppee surcharge à l'essieu ci njàppandalu Union européenne
waral na itam ñeent ci ay défis bëgg nañ ko relever. Selon votre ministère. bu ñu déglu seen ministère bi rek li jëm ci kaaraange tali bile boo xoolee fii ci Sénégal mi ngi leen di coûter lu toll ci 163 milliards par at mu nekk loo xam ne daal faaw nag ñu jug ci moo tax ñu jël li nga xam ne moo jëm ci wàllub sensibilisation à la sécurité routière boole ko ci li nga xam ne moom mooy suñu priorité bi njëkk. mooy dimbali ñu techniquement ci loo xam ni mën nañoo améliorer maanaam lu ñuy wax la banque de données. Donc de la sécurité routière mu nekk lu am solo mais aussi certes nu ñu mënee améliorer service de transport yi ci corridor Dakar Bamako. accident yi na mu bëree ak tamit njombe ya muy jur ca kaw tali bi ba sax ay bakkan da ca rot doon na loo xamante nit ëlëb na lool ñiy jiite Pagotrans waral na mu ñëw ngir sóob loxoom ngir mën a janoog li ni mel. ci wàllum problématique charge à l'essieu. charge à l'essieu mooy maanaam surcharge yi nga xam ne ñuy teg les camion bu surchargé dootul am équilibre donc laaj na ñu def sensibilisation ci acteurs yi que ñu surcharge baaxul. gën a mën a suqali seen liggéey gën a mën a sàmmonte ak seen wareef ngir éviter yenn accident yu bëri yi ci route bi donc bu ñu toogee am cadre de concertation cadre waxtaan day def lu dul di ñu gën a jubóole. lii dafa am dañu bokk ci CEDEAO bokk ci UEMOA. lépp loo xam ne règlement la ñu war ko appliquer boo ko appliquer woon sax dañuy pénaliser Sénégal loolu duñ ko nangu ñun ci réew mi lañ jokk. daa gën di mën a tax itam dem beeg dikk bi gën a mën a yomb Union européenne ne des nay gunge Sénégal ngir mu bokk ci dëkk ya nga xam ne ci diwaanu Afrique seen dem ak seen dikk daa gën a yàgg waaye itam daa gën a ñoŋ. lii di monitoring bi waroon a dox diggante état bi ak syndicat jàngalekat yi ñu dellu ca waxtaan ya mooy mën a tax kon ak dal mën a am ci njàng meeg njàngale mi gis-gisu Cheikh Mbow la mooy coordonnateur mooy kon secrétaire exécutif bu COSYDEP ñu teewlu ko moom Cheikh Mbow ci micro Aminata Mbare Sow. bu ñu daan nañu waxtaan balaa école di ubbi lenn liñ ci bëgg mooy dalal système bi parce que xam nga kenn mënut a tabax lenn tant que coow li moo ngi fi bëri. te coow li nag li ci ëpp moo ngi jóge ci diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi te jàngalekat yi fi ñu ko teg mooy gouvernement bi signé na loo xam ne jëmmalu ko kon te nag dañuy ñaan gouvernement bi mu jëmmal li nga xam ni moom la diggante ak jàngalekat yi te jëmmal bi bu ko bëggee def il faut mu jaarale ko ci loolu ñu tuddee monitoring mooy ñu am benn espace benn table boo xam ne dañuy toog di waxtaan pour seet lu ne li ñu digg woon fan lañ ci toll li nga xam ne am nay jafe-jafe ñu mën ko wax ak ñoom ba juboo ci naka lañ koy mën a tracé waatee kon te loolu tant que amul évidemment que jafe-jafe. tey ji ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar bëccëg la bu ñu jagleel jàmm ci àdduna bi yëpp fii ci Sénégal ñu màggal ko fi di ko bàyyi xel bu baax a baax ni ñu ko màggalee kon ci àdduna bi ñu nag ñu jaare ca jox kàddu gi ñoo xam ne kilifa la ñu boromi baat ci réew mi ngir kon ñu joxe seen xalaat ci jàmm dëgg-dëgg ana luy njariñam ci doxalinum réew ñu teewlu seen xalaat ci micro yi bu Diouf. kilifa yëpp ñoo si war a homme politique yi kilifa diine yi kilifa aada yi et particulièrement jàngalekat yi dañu war a jóg pour gën a ñaaxaat njaboot gi gën leen a encadrer ba dugal culture jàmm ci seen xol ak seen xel. defe naa am na loo xam ne war nañ ko tiitaroo li ñu war a tiitaroo mooy wan ko monde bi yëpp ñëpp xam ko mooy Sénégal li fi xewul ci benn réew ci àddina joxe naa exemple président Senghor mi nga xam ne minorité la bokkoon. maanaam Sénégal lu ci ëpp 95% peut-être 90% ay musulmans la ñu fal ko mu doon seen président loolu nag fii rek nga ko war a gisee moo tax ma ni lii loo xam ne war nañ ko tiitaroo la tiitaroo nag de yokk ci di koy sàmm. bés bi nga xam ni moom la pencum réew yi jagleel jàmm dafa nekk bés bu rëy boo xam ni dafa tombé. si jamono boo xam ni foo dem presque si àddina bi ay moo fa sax ñu ngay xuloo ñu ngay xeex et loolu li si gën a metti mooy ñi koy sooke du ñoom ñoo koy dund ñi koy sooke dañ koy sooke ba pare ñi si gën a loof mooy ñi néew doole si. moo di rek ku nekk ci ñun nga fexe bay may sa morom cër fexe itam ba nit ñi yëpp ku nekk ci place am mëtali liggéeyam. te surtout may teraanga moromam comme ça ñun ñëpp ñu mun a ànd de jàmm am ci àdduna
ay kilifa yu ñu ràññee ci réew mi doon joxe seen xalaat ci jàmm ak it li mu mën a jur ci njariñ ci am réew seetlu gi moo di ci déntub Afrique bi donte ñoo ngi màggal ci àdduna bi bés bi ñu jagleel jàmm Afrique moom bari na ci dëkk réew yoo xamante ne ji jàmm tumuranke na fa lool alors nees di def kon ba suñu réew di Sénégal mën a mucc ci xeeti ñool-ñool yi ñuy dégg ci réew ci àdduna bi Marcel Farba Maroun. dëkk yu bari ci àdduna nangu ne jàmm ci la lépp xaj fii ci réewu Sénégal mi nga xam ni dañ ko cee yàgg naw askan bi xam nañ ci dara. jàmm nag war na góor war na jigéen war na dëkkandoog ñëpp am jàmm parce que jàmm mooy rafetal diggante fu jàmm amul rek maari day taale loolu moom kenn sóoraale wu ko wax dëgg yàlla. il faut nga am jàmm intérieur ba pare soo ko mën a am jàmm ak ki nga dëkk ak soo ko mën a am jàmm ak ñi ngay teseeg si mbedd mi quoi. nit loo ko gis mu am ko nga yéene ko te doyloo li nga am quoi en fait. dañuy ne asalaamualeykum tous les jours wala boog ndax yéen a ngi ci jàmm fanaan leen jàmm yendu leen jàmm la paix mooy li nga xam ne moom lay gën a fulal ci dëkk bi puisque dinañ ko wax au moins ñetti yoon ci bés bi. partie sud bu Sénégal nag bi di Casamance moom yàgg naa ñàkk jàmm même si jamono ji lu bëri wàññeeku na fa ci wàllu xeex ginnaaw foofu Sénégal jot a am ay événements yu ko yëngal comme li fi xewoon ci weeru mars 2021 lan lañ war a def kon ngir jàmm yàgg sax Sénégal. gis nga su fekkee ne ndóol mu ngi fi nga ne danga koy fajee ak violence kon dans ces conditions da ngay gën a ndóol ñu ngi dem du 2022 2023 nee nañu premier barigo pétrole Sénégal dina génn. gaz baa ngi ñëw ak yeneen nañ bokk ci dëkk yi ak nation yi nga xam ne pétrole du leen boom mais pétrole dafa leen ay defar te loolu su fekkee ne liñ ciy jëlee mun nañ ko séddale de façon à ce que ñëpp gis ci seen bopp kon à partir de ce moment ndóol gi dina wàññeeku mais avancement bi aussi dina naataange bi dina yokku te ku ci nekk aussi nangu liggéey. at bu ne àdduna bi di màggal jàmm ci li ñuy tuddee journée internationale de la paix muy tombe 20 fan ak benn ci weeru septembre atum 1981 lañ ko daal di créer. Bruno Diatta au service de la République moo di livre bi nga xamante ne ji doon nañu ko siiwal tey jii di ko xamle ak taskatu xabaar yi ak it ay kilifa mu doonoon ci teewaayu njabootu ndem si yàlla Bruno Diatta mi nga xamante ne ji moo nekkoon chef service protocole bu présidence atum 1977 ba 2018 mu di lool doonoon na ci teewaayu kilifa yu ñu ràññee lool ci République bi cérémonie dédicace bit delloo nañu ci njukkal bu baax a baax ndem si yàlla Bruno Diatta Ibou Diouf. dëgg yi ñu fësal di mandargaal tolluwaay bi nga xamante ne rek wala yéene bi ñu amoon ngir delloo njukkal ci di Bruno Diatta loolee ñu jaarale ko ci ab téere mi ñëwaat ci lépp lu mu jot a def ci dundam rawatina ci liggéeyam foofee ca présidence de la République. léegi monseigneur Théodore Adrien Sarr bi nga xam ni mooy chefu église catholique mu ñëw benn bés ca kër ga mu ne ñu yéen lii yëpp ngeen di gis daw na yaram. war ngeen wax dëgg yàlla bind yi nit ñi yëpp bind ci kaw Bruno ngeen boole ko defar ko liggéey ci def ko benn document boo xam ni même bu ngeen fi nekkatul mu ngeen ko fi bàyyi. livre bi ñu bind effectivement dina tax ba ci ay at ku nekk mun a jàng livre bi te xam Bruno Diatta. xam itam lu mu liggéey ci àdduna xam jikkoom ak vraiment tàkku te bu mu tàkku pour vraiment liggéeyal Sénégal. Bruno Diatta nag ñu ne dugg na ci histoire Sénégal gannaaw bu mu jotee liggéey ak njiitu réew yi fi jaar yëpp ci wàllu protocole. journaliste yi bëri nañu waaye madame Diatta dafa amoon confiance ci man daal di may tànn pour ñu intégrer task force bi doon nañu réunion muy réunion yu jël temps mais Bruno Diatta jaraloon nañu ko parce que li mu def ci réew mi kenn mënu ko naatable ba taxoon na man mbégte laa ci am ak fierté. ci kàdduum soxnaan si nag nee na ki nga xam ne moo nekkoon protocole présidentiel atum 1977 jàpp 2018. mat na doon royuwaay ci ay fànn yu bëri. ñaari at yi topp ci faatuwam ñu def liggéey bi liggéey bi nag waxoon nañ ko génne bu yàgg Covid bi moo tax ñu xaar ba waxtu yi. Bruno Diatta au service de la République loolee nag mooy téere ji nga xamante ne bind nañ ko rek lépp ngir delloo njukkal
ki nga xamante ne daanaka dundam lépp réewu Sénégal la ko jagleel. ñaar fukki fan ak benn ci weeru satumbar 1895 di bés bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul demee ca tukkim ba tukkib juróom-ñaari at yu teg juróom-ñeenti weer ca tukkim ba ca Gabon ci yoon woowee ci la julli géej gi xewe naka nooy ne yeneen i kiiraama yoo xam ne wane na ko fi ñu di ko màggal ak di ko fàttali ko bu baax a baax ca diwaanu Ndar taalibe ya fa ñoom it ñi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ci jamono ji ñuy waajalee màggalu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Ousseynou Diop ca Ndar. ñaar fukki fan ak benn ci septembre ci atum 1895 Serigne Touba Mbacké Khadim Rasoul si la duggoon ci bato bi ngir mën a dem ca Gabon am fa juróom-ñaari at ak juróom-ñeent ci weer. boobu nag yoonu murid duñ ko fàttee ñu ni bu fekkoon tey ji leen noon yi dañu bëggoon sànq Serigne Touba ñoom seen i bopp ñoo sànku seen i pexe itam doon loo xamante ni dafa jeex ndaxte sëñ bi ngëm-ngëm bi mu àndaloon ak ki mu tegoon ci kanamam moo tax tey jile ndam li mu am mu daat koy am. ñaari guddi Dakar yooyu ba mu noppee maanaam le 19 le 20 le 21 di ñetteel ba si lañ ko embarqué si Cap Lopez benn bateau boo xam ni ci la ne bateau marchand bu fi jaaroon war ko yóbbaale ba Gabon waaye Sëñ Tuubaa neen ma xawma woon fan lañ jëm fu ma egg rek damay dégg ñu wax dëkk ba rek ma soog a xam ne loolu mais xaw ma fuñ ma jëmee. 21 septembre 1895 tombé woon nag bis bi njëkk. ci weeru rakki gàmmu doon bisu ajjuma tey jii lañ dugaloon sëriñ bi ci gaal gi nga xam ne moo ko woon yóbbu Gabon. ñoom nag seen i kàddu ñaar fukki fan ak benn ci septembre ci atum 1895 la ca xew bare na te itam yéeme na. murit sax loolu la ñuy glorifié woo parce que dañoo mës a gis mbindeef mu julli ci kaw ndox mbindeef mi nga xam ne sa julli jaral na la sa bakkan ba nga taxaw ci kaw ndox di julli kon 21 septembre Serigne Touba moo fi julli woon julli gu héroïque gi ni mu ko defee Ndar. te sax mu tane bu demee ba fitam toll foofu yàlla rek la kon 21 septembre loolu moo fi xewoon. bis la bu réeree si yoonu murit ndax nag dem gi dëgg nag dugg si liggéey bi le 18 la déparé woon maanaam Mbacké Bari waaye dem gi dëgg nag maanaam ngi dem Gabon nag le 21 septembre la. ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci atum 1895 ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci atum 2021 pexe yi nga xamante ni yëpp noonu yi teg nañ ko amul lu ci yëm Sëñ Touba Mbacké Khadim Rasoul ndax ki mu tegoon ci kanamam. moo yàlla borom bi tabaaraka wa taala waaye tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax tey ji leen ndam li mu am mu wër àdduna bi yëpp. Ousseynou Diop jërëjëf mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média foofee kon lañu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar dina dellusiwaat ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.